الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Louange à Allah, nous le louons, implorons son secours et demandons sa guidance. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad alayhi salam est son serviteur et messager, le maître des humains et des créatures. Frères et sœurs en la foi, lors du mois de Rabi'ul Awwal, les hommes se rappellent de la naissance de la plus merveilleuse personne, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été élu par Allah parmi toute sa création et qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi comme nom ce qui désigne la louange et les éloges. Il l'a appelé Muhammad le loué. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est loué auprès d'Allah. Il l'est auprès des anges, auprès de ses frères, les envoyés, auprès de tous les gens de la terre, quand bien même certains d'entre eux sont mécréants. Cela parce que ces qualités sont dignes d'éloge de la part de n'importe quelle personne douée de raison. Le messager d'Allah alayhi salam se décrit dans un hadith en disant Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wa la fakhr. Je suis le maître des fils d'Adam le jour du jugement dernier. Je le dis sans me vanter. Entre mes mains, j'aurai l'étendard de la louange sans me vanter. Il n'y aura ce jour-là pas de prophète depuis Adam ou les autres sans qu'il ne soit sous mon étendard. Je serai le premier intercesseur le jour de la résurrection. Parler de ce noble prophète fait vivre les cœurs et relie les âmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, Allah a sauvé avec ce prophète grandiose toute l'humanité.
des ténèbres de l'idolâtrie et de l'ignorance. Allah, à travers ce prophète, a effacé l'obscurité et a éliminé l'affliction et il a corrigé toute la nation. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous t'avons envoyé comme une lampe éclairante, cela sous-entend que les gens vivaient dans l'obscurité, les ténèbres, aucune lumière pour les éclairer, aucune science pour les guider, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé ce prophète qui a éclairé et illuminé pour mettre fin aux ténèbres. Par le livre d'Allah et sa sunna, il a ouvert des yeux qui étaient aveugles, des oreilles qui étaient sourdes et des cœurs bouchés. Chers fidèles, les musulmans sont les premiers invités à redécouvrir leur modèle prophétique. Cette aspiration spirituelle et cette bonté de cœur qui l'habitait et l'animait. Ils sont également invités à contempler, méditer et suivre le sens de sa marche et l'essence de sa voix. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a vraiment fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salam était pour les compagnons un Coran vivant, un modèle excellent qui enseignait par son comportement plus que par ses paroles. Le prophète alayhi salam était le plus respectueux de ses engagements, le plus respectueux de ses liens de parenté, le plus clément, le plus doux avec les gens et le plus sociable. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Le louant pour sa moralité, Allah dit, en vérité, tu es d'une excellente moralité, Muhammad. La patience, la persévérance et l'endurance étaient ses qualités. Son indulgence ne cessait d'accroître face au mal des injustes. Frères et sœurs dans la foi, l'amour du prophète alayhi salam est un remède qui délivre des passions du cœur et du mal de l'ego. L'amour complet du messager d'Allah alayhi salam qui permet d'éviter le châtiment et mériter les délices doit être plus fort que l'amour du croyant envers soi-même. Cet amour doit dépasser de loin l'amour qu'il porte pour ses parents, son épouse et ses enfants. Le messager d'Allah alayhi salam disait La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il m'aimera plus qu'il n'aime ses parents, ses enfants et tous les gens. Et nous avons en ses compagnons, radiyallahu anhum, des exemples à suivre en matière d'amour envers son prophète, envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, on demanda à Ali, radiyallahu anhu, comment était votre amour pour le messager d'Allah? Il répondit, par Allah, nous l'avons aimé plus que nos richesses, nos fils, nos pères et mères, et plus que l'eau froide en temps de grande soif. Avec cet amour sincère,
le croyant aura droit à l'intercession prophétique le jour du jugement dernier. Il sera ressuscité avec sa nation et il sera avec lui au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Dans un hadith rapporté dans les deux authentiques, un homme demandait au prophète alayhi salam: à quand l'heure du jugement dernier, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salam répondit en l'interrogeant: mais qu'as-tu préparé pour l'heure? Il dit: pas grand-chose en prière, ni en jeûne, ni en aumône, à part que j'aime Allah et son messager. Le prophète alayhi salam répondit: tu seras avec ceux que tu aimes. Anas radiallahu anhu dit: nous n'avons jamais été autant heureux que lorsque le messager d'Allah a dit: tu es avec ceux que tu aimes. Et moi j'aime Allah, j'aime son prophète, j'aime Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux de par mon amour pour eux, bien que je n'ai pas œuvré autant qu'eux. Frères et sœurs dans la foi, l'amour du prophète alayhi salam doit en effet se traduire par l'imitation confiante de sa sunna. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un bon modèle à suivre. C'est cela que nous devons prendre en considération, le fait qu'il soit notre modèle. Pour cela, il faut étudier sa vie, qui représente la véritable dimension de l'islam. Nous devons prendre connaissance des traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes doté d'une moralité imminente. Nous trouvons de nombreux aspects de la vie du prophète alayhi salam que le musulman doit connaître afin de faire réellement partie de ceux qui l'aiment. Il convient de connaître la relation entre lui et son Seigneur, la relation entre lui et ses épouses, entre lui et ses enfants, et entre lui et les gens. Toutes ces informations ne peuvent être connues en se rappelant du prophète alayhi salam 2 ou 3 fois durant le mois de Rabi' al-Awwal, puis délaisser ses enseignements jusqu'à l'année suivante. En réalité, il faut se concentrer sur ces aspects de la vie du prophète alayhi salam tout au long de l'année et tout au long de sa vie, afin de le prendre réellement pour modèle. Quelle serait l'admiration du prophète et son amour pour quelqu'un qui doute dans ce que le prophète alayhi salam nous dit, qui ne l'obéit pas et même qui lui désobéit volontairement? On ne peut pas dire de cette personne qu'il aime vraiment le messager d'Allah alayhi salam. Le véritable musulman, c'est celui qui suit sa voie, sa sunna, et le prend comme guide. Chers fidèles, le messager d'Allah alayhi salam a laissé incontestablement après lui une voie, un système, un héritage complet et global d'enseignement, de conception, mais aussi d'action et de bel agir. Un arsenal de trésors dont l'humanité a besoin sans aucun doute, surtout à notre époque où sa sunna est diabolisée et critiquée de toutes parts. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk jullit yi ñu ngi sant yàlla sunu borom di ko sant ci xéwalam yu bari yi muy wàccee ci sunu kaw, di ko kañ, di ko bàkk, di ko ñaan mu daal di jéggal sunuy njuumte waaye daal di saxal ci siraatal mustaqim. ñu ngi seede ne moom yàlla moom kese moo yell ci ñu jaamu ko te duñu ko bokkaale dara, waaye ñu ngi seede ne Muhammad alayhi salaam yonentam la,
bu mu yónni woon ci ñun la ko sunu borom yónnee woon matal na ko yàlla bu yàlla di dañ di wàccee ci kawam xéwal ak mucc. mbokk jullit yi weer bi ñu nekk muy weeru rabiul awwal saa yu ñëwee sunu xel bi ñëpp dafay dellu ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gane woon àddina ci weer bi moom mi nga xamante ne ni sunu borom yàlla moom moo ko tànn ko ci mboolem mbindaafoonam yi mu gënal ko ci it mu daal di koy tànn ba tànnal ko turam daal di koy tuddee Muhammad mooy ki nga xamante ne nii dañ koo sant ndax kat moom borom bi tabaraka wa taala daf koo sant ay malaakam sant ko ñu baax ñeeg ñi nekk ci kaw suuf ñëpp sant ko te sant boobu dina gën a dëggu ëllëg yawmal qiyaama bu jaam yëpp jaaxlee ba moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ramu jaam yëpp keroog la ko àdduna bi ak képp ku teewee bis boobu di sant nga xamante ne nii turam boobu dafay dëggu ci moom yonent boobu sunu borom yàlla daal di koy yabal ci ñun mu nekk ab yërmande bu wàcc waaye nekk ay xéwal yuy màndargal xéwalu yàlla ci sunu kaw yonent boobu ak barkeem bu bari mu ñu doon wax dayoom mu naan man maay sangi doomu aadama yi ëllëg yawmal qiyaama te dama leen koy wax du pour buukale moo tax ma koy wax ci sama loxo ci la ma yàlla di jox drapeau ñi sant yàlla moom mooy ki dàq ki leen di jiite mooy seen imaam mu ne amul ab yonent li ko dalee aadam ba ci ku mujj muy ci man lu dul ne ci sama suufu drapeau boobu ngay nekk ëllëg yawmal qiyaama waaye man maay ki yàlla di njëkk a jox ndigal ëllëg yawmal qiyaama pour ma mën a ràmm jaam yi mu ne lii yëpp dama leen koy wax pour ngeen xam ko waaye du ko buukaree tax ma koy wax mbokk jullit yi waxtaan ci yonent boobu dafay dundalaat suñuy xol waaye dafay raxas suñuy xol ci ay taqi bànneexi bakkan ak i bàkkaar dafay tax ñu xamaat dayoom moom sallallahu alayhi wa sallam ba cofeel bi ñu war a am ci moom du denc ci yokk ci ñëw yonent boobu ci la yàlla suñu borom muccalee àdduna ci li nga xamante ne nii mooy lëndëmi bokkaale àdduna bi dafa nekkoon ci ñaari catégorie nit ñoo fi nekkoon avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ay nit ñoo nga xamante ne nii xamuñu woon dara dañ doon yàq ay mbir di ko jaamu dañ doon ñaan keneen ku dul yàlla dañ doon def ay sacrifice pour keneen ku dul yàlla ak ay nit ñoo nga xamante ne nii ñoom téere wàccoon na ci ñoom waaye dañoo sori yoon wa téere wa tenkale woon ñu réer ñoom it àdduna bi nekk ci lëndëm bu ñuul kooku yàlla suñu borom yabal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ki nga xamante ne nii yàlla daf ko melale ne ko yaa ngi mel ni lampe buy leeral mu ne ko yow yonent bi ñun ñoo la yónni ngay seede ci jaam yi nga leen di bégal ci di leen wax buñ la toppee di leen di xaar ci jàmm li leen di xaar ci yiw waaye buñ la moyee la leen di xaar ci mbugal ak dund bu naqari ngay woo nit ñi jëmaleen ci sa borom ci sa ndigalul borom yow Muhammad yaa ngi mel ni ab lamp bu leen di gindi yàlla suñu borom melale ko ne ko yow lamp ngay njóol mooy li nga indi dafa leer naññ loolu di ñu wan ne kon àdduna bi nërmeelu woon na ci lëndëm yi bokkaale ak lëndëm sori yàlla suñu borom yàlla yabal ko moom yonent boobu de bu ñëwee ci téere yàlla bi ak sunnaam mu daal ci ubbi ay bët yu doon nelaw daal ci ubbi ay nopp yoo xamante ne ni daaw ñu woon mën a dégg njëkk waaye ay xol yu lëndëmoon këris yàlla ci mbaaxam jaarale ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ubbi xol yooyu la mbokk jullit yi kon ñun jullit ñun ñooy ñi njëkk a woo pour ñu jàngaat xoolaat yoon woowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ndax yoon woowu de mooy yoonu lislaam yoon woowu de mooy yoon bii jëmale ci gërëm benn borom bi tabaraka wa taala kon dafay war ci ñun ñu tàmbalaat xoolaat dundam boobu de lan lañ ciy jël mu daal di mën a teg ci yoon bu jub bi ndax kat moom ñëwam xéwal la woon pour jullit yi moom la suñu borom di wax mu ne ca dëgg-dëgg defal naa leen yéen jullit ñi xéwal kañ bi ma yebalee ci yéen yonent bi
yonent bi boobu ñëwee lan lay def mu ne dafay jàng ci yéen ay yàlla yi di leen yar ci sunnaam waaye di leen laabal ba ngeen mën a set yàlla nee na amaana de bu weesul woon loolu wala bu jiitu loolu yéen ñi nekkoon ci réer bu bir a bir avant ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom ñëwam ñun jullit xewal lañ koy jàppee xam ne yàlla daf ñoo yërëm moo tax mu boole ñu ci xeetam daf ñoo bëgg moo tax mu yabalal ñu ko moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabam buñ ko doon décrire dañ naan la moom yonent bi alquran la woon buy dox dundam yëpp jëmmal alquran la ak topp borom bi tabaraka wa taala mu nekkoon ku am yar lool respecté woon lool lépp lu mu dëxalante ak doomu aadama lépp lu mu waxanteeg yow ba ngeen dëppoo ci moom yonent boobu daf ko doon respecté mu nekkoon ku sàmmoon lool li nga xamante ne nii mooy mbokk ay bokkam mooy deret daf koo fonkoon lool joxoon cër lool ay bokkam muy bokkam deret waaye mu nekkoon ku bëri yërmande lool ku doon baale lool ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon tooñ mu nekkoon ko nga xamante ne nii dund ak moom dafa neexoon lool nit ñi dañ doon am nammeet ci jëflante moom ndax ay jikkoom yu baax moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi tabaraka wa taala daal di koy taggee li gën a rëy taggeewu ko ne ko yow yonent bi da ngaa mën a julli taggeewu ko ne ko yow yonent bi da ngaa mën a woor waaye daf ko taggee ay jikkoom yu rafet mu ne ko yow de ca dëgg-dëgg yow jikko yu rafet yow yaa nekk ca kaw tiim lépp wa innaka la ala xuluqin azim jikkoom yooyu moo taxoon mu bëri woon yërmande loolu ba pare daal muñ nekkoon ku mën a muñ lu tege ci kawam ci ab tiis ak naqar mu daal di koy muñ waaye nekkoon kuy baale bu jekk woon nit daawul fayantoon ak moom dafa doon baale ci ñu ko doon tooñ ñu gën a bëri sax moo tax moom jullit yi li nga xamante ne nii moom lañ bëgg a wax muy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñuy faj ci suñu feebar yi mu nekkee mooy li ñuy faj suñu xol yi ndax yonent bi yàlla dafa dajale ci moom lépp lu war a tax nit bëgg kon bëgg boobu dañ cee war a góorgóorlu càmbaraat suñu xol xool ndax ñun li ñuy woote woo parce que tey amul jullit booy wax lu ne dina ne bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah waaye est-ce que liñ ko war a bëggee wala bëgg bi li mu waroon jur ci yow est-ce que yaa ngi ci loolu ku nekk war na ci laaj boppam yàlla dafa jël bëgg yonent bi mu def ko condition pour nit ki gëmum yàlla mën a wér yonent bi doon na wax mu ne kenn ci yéen du mën a gëm bi normal gëm bi wér lu dul ne man yonent bi dama kaa gënal way juróom lu dul ne man yonent bi dama kaa gënal doomam lu dul ne man yonent bi dama kaa gënal mboolem nit ñi nekk ci kaw suuf wax ko nii rek di ko répété yomb na lool mais est-ce que ñun yonent bi mooy jëmm gi gën a bëgg ci kaw suuf loolu lu jar a laaj suñu bopp la bu ñu xoolee saxaabaan yi jàng seen dund dinañu wan ana wan yoon la ñuy jaar wala ñan ñooy ñi gënoon a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy saxaabatul kiram ñoom de wan nañu ci façon mandarga bu nekk pour wan ñu ñoom fañ tegoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaana ku nekk ci ñun yaa ngi xëytu naan ay su ma mënoon fekkee jamono jooju yàlla moo xam lu tax mu ngi ci ginnaaw waaye bëgg bi war nga xamante ne li ñuy jural mooy topp ko ñun tey ci loolu la ñu yàlla nan toog est-ce que ba ñu woote woone bëgg nañ ko ba pare topp nañ yoonam Ali radiyallahu anhu dañ kaa laaj bis ne ko yow Ali wax bi nan la seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon bëgg bi ngeen bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la mel mu ne wallahi moom lañ gënoon bëgg ko suñuy am-am suñu richesse yëpp soxla wuñ ci woon yonent baa ko gën a loolu suñuy soxna ak suñuy baay ak suñuy yaay yonent baa ko gën a loolu waaye yonent baa ñu gën a loolu sax ndox bu sedd ci ku nekk ci xiif may waaj a dee yonent baa ko gën a loolu sallallahu alayhi wa sallam ba tey loolu da koy gis ci ñu baree bari ci ñoom bëgg bi bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jéggi woon dayoo ba yow da ngay toog di xalaat naan est-ce que ay nit mës nañ bëgg nit ba tam ñii yéeféeru Màkka yi loolu lañ doon wax bañ gisee yonent bi ak saxaaba bi ni ñuy jëflantee lan la kenn ci ñoom waxoon wafattu ala al muluk mu ne dem naa fépp ci àdduna bi ci buur yi
wa wafadtu ala qaysara wa kisra dem naa ci kisra dem naa qaysar dem naa ci najashi mu ne wallahi ma raaytu ahadan yu'azzimuhu ashaabuhu ma yu'azzimu ashaabu muhammadin muhammada dem naa fépp ci àdduna bi giñ naa ko ci yàlla musuma gis ay nit yu respecté que ñu nekkal seen kilifa comme ni nga xamante ne nii noonu la saxaaba yi respecté muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ko bëggee musuma gis ay nit bëggee ko nit loolu mu lay jural ne kon ñoom seen bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul woon ay slogan yu ñuy woote woo nekkul woon ay wax yu ñuy woote woo waaye dañ kaa jëmaloon dañ kaa dundoon moo tax ci bëgg yonent boobu ci la ñuy amee ràmmoom ëllëg yawmal qiyaama ñi nga xamante ne nii bëgguñu ko woon duñ bénéficié wu ci loolooy tax ëllëg yàlla nekkal la ci suufam waaye loolooy tax yàlla nekkal la ci mbooloo ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jiital ëllëg yawmal qiyaama bis daf toog ab waay ñëw daal di koy laaj ne ko yow yonent bi yawmal qiyaama kañ lay taxaw yonent bi ne ko lan nga waajal ci yawmal qiyaama mu ne wax dëgg yàlla de du ay julli yu bari woor yu bari amaana damay def lu mënta ñàkk rek waaye li ma wér ne wóor mooy ku bëgg yàlla la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di koy wax ne ko yow ak ña nga bëgg ci ña nga ki nga bëgg kooku lañ lay dekkil ëllëg yawmal qiyaama yow ak man kon ñu ngi koy ànd ëllëg yawmal qiyaama Anas nee na keroog li ñu yëg ci kontaante musuñu koo yëg ndax li yonent bi wax ne ko yow ak ka nga bëgg yéenay ànd yawmal qiyaama Anas daal ciy teg wax bu am solo mu ne man de ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent bi la mu ne bëgg naa it Abu Bakar ak Umar te njort naa yàlla dekkal naa ñoom ëllëg yawmal qiyaama doonte jëfuma comme ñoom lañu def ci lislaam mbokk jullit yi bëgg yonent bi lu muy njëkk a waral ci ñun mooy ñu xiif lool sunnam ñu xiif lool jàngaleem ba mën cee teg suñu tànk ndax kat yàlla loolu lañu waxoon ne yonent bi mooy seen modèle bi ngeen war a topp mooy benn doomu aadama bi yàlla joxe pour ñu topp ko topp boo xamante ne nii c'est absolu amul condition keneen ku dul moom dañ lay topp natt say wax ak say jëf ci li yonent bi jàng mais yonent bi kese moom la yàlla sunu borom wax nañ ko topp absolument kon topp ko moom mooy preuve bi gën a wér bi wane ne man mii kat bëgg naa ko loolu moom moo tax ñu war a xam ne kii woote woone moom bëgg na yonent bi buñ ñee yonent bi sa xol tooy waaye fan nga toll ci topp ko ndax mën nañoo nangu ko nga xamante ne nii dafay woote woone moom ku bëgg diw mii la te ba diw gënoon a bañ ci lay xëy loolu yenwul maanaam mënuñoo wax ne bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ la naan lii sunna la nga ne loolu sunna kese la est-ce que loolu yi réponse ku gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii moom laa gën a bëgg loolu nekkul tontom kon li nga xamante ne nii moom mooy tontu ki nga xamante ne nii woote woone ne bëgg na yonent bi bëgg na yàlla mooy mu sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu sax ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu màgg lool ci xolam màgg lool ci jëfam buñ la waxee yonent bi nee na du nekk rek comme ñu ne la benn waay nee na waaye dafay nekk lu am solo ci yow nga xam ne ki nga wax nii moo yor sa texe ndax amul benn doomu aadama buñ lay laaj ci biir bàmmeel ku dul moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ki nga xamante ne nii dafay woote woon bëgg na yonent bi te fekk na moom boo moytuwul buñ ko nee nii yonent baa ko jàngale mu fekk loxoom kooku wax dëgg yàlla bëgg boobu woote woo kese la mbokk yi sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam bëgg bi ak dayoo bi mu am ci ñun du rek ñu koy màggal ci benn fan wala ñaari fan ci weer bi waaye du sax ci at bi waaye sunu giiru dund la li mu bëggoon ci ñun ab système la woon ab façon nekkin la woon nekkul rek ñuy tëb di daal ñun ñooy ñi sopp rasulullah déedéet mais daf la ne boo melee nii kat ak nii yow di nga bokk ak man ëllëg yawmal qiyaama te ñun ñëpp loolu la ñuy xëccu di dem mooy bokk ci njabootam bi nga xamante ne nii ñoom lay tukkare woo ëllëg yawmal qiyaama kon yoonam mu ngi nii nañ leen ko xam jaar ko munoo wax bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te munoo xam dara ci dundam kon dundam dafa war a am solo ci ñun ñu dem jàngi xool la mu doon jëflante ak doomu aadama yi la mu doon jëflante ak njabootam lu ci jiitu sax mooy nan doon jëflante ak boromam nan la doon jëflante ak boromam ci màggal bi màggaloon yàlla bañ bi mu bañoon bokkaale yàlla
doon na toog ci jotaay nit ñi wax du ko bàyyi xel waaye bu nit ki demee ba dérapé rek bis dafa toog nit ki ne su soobee yàlla ak yow yonent bi daal di mel lool ne ko ndax da may jël di ma def moom yàlla kon yow mi woote woo bëgg yonent bi bañal bokkaale ba loo ci tàbbi digganteem ak njabootam na mu oyofee woon ci biir njabootam na mu doon jàppalee njabootam na mu yërëmee woon njabootam ak ay soxnaam fan nga ci toll yow mi wax ne bëgg nga yonent boobu la waaye na mu meloon ak ñeneen ñi ak ña nga xamante ne ni sax daa nekk woon ay jullit nga xamante ne ni ñoom ñoo demoon ba tuddee ko al amin mooy ki wóor ki su fekkee ne kon yow nee nga da ngaa bëgg yonent bi war ngaa nekk wóor ba nga xamante ne nii buñ la dénkee secret bu jaaree ci yow dem buñ la dénkee buñ la joxee kilifteef ne la jiiteel nii du nax saa yi ci sa yoon loolu moom mooy al amaana mooy wóor kon bëgg yonent bi li ñuy jural mooy nekk ay nit yu jub comme na mu jubee woon nekk ay nit yu baax comme na mu baaxee woon waaye nekk ay nit yu bëri yërmande comme na mu amee woon yërmande moom sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nag ci lañ gën a soxlawaat pour xam ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jamono la ba nga xamante ne nii jël nañ yoonam ak ay jàngaleem diaboliser ko ci bopp nit ñi ba yow da ngay ragal sax taxaw ne man damay topp yonent bi ndax xel yi def na ci jamono ja nga xamante ne nii loolu tax sax ñu def ko nag mooy jamonoy fitna la waaye yow jullit mi góorgóorlu ci sunnaam xamal ne sunna mooy yoonu texe jullit bi dafa war a xam ne yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yoonu texe dafa war a xër ci jafandu ci bu baax a baax ak lu jamono léeg-léeg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko moo tax mu ne man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru shahid ki nga xamante ne nii mooy na lool ci sama sunna jafandu na ci dara du tax mu bàyyi ko ci jamono joo nga xamante ne nii sax xel bi yàqu na lool yonent bi nee na kooku dinañ ko bindal yoolu ku dee ci texe ku dee ci xare dinañ ko bindal yoolu ku dee ci xare kon nag nekk ca la mu nekkoon ba l'islam di tàmbali ak métti yi ngeen xam ci l'islam nekkul lu yomb moo tax loolu la doon wax naan islam dafa tàmbali ci tumuraanke islam daa tàmbali ci tumuraanke ku gëm ñu dal sa kaw mu ne te day delluwaat mu jub jamono nekkat lu tumuraanke lool te ragal naa ne ñu ngi ci jamono ji ndax ña koy woote woo façon diabolisation bu nekk ñu ngi koy dund waaye lan ca teg moo am solo mu ne fa tuuba lil quraba texe ñeel na nit nangoo tumuraanke ànd ak islam kon mbokk jullit yi nañ leen gën a jàngiwaat sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gën cee ñaax suñu bopp gën cee sax loolu buñ ko defee yàlla suñu borom dinañu boole ak yonent bi ëllëg yawmal qiyaama yàlla nañ ko yàlla defal ñu ñëpp allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن